waaw asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi di leen nuyu ku ci nekk ci sa tur ak sa sant gannaaw ba ñu santee yàlla mi ñu may kàttan ak tal gi ba ñu mën a dellu siwaat fii ci penc Horizon 2019 ci sama page Facebook fas yéene waxtaan ak yéen ci tolluwaayu réew mi ak ëllëg bi ci bëggal réew mi ñuy daal di jéggalu ci 11 minutes yi nga xam ne am nañ ko retard ci ndorteelu émission bi retard boobu nag c'était dû à des problèmes techniques ñu ngi ciy jéggalu lu bare. alors ñu fas yéene ñëw ànd ak ki nga xam ne tey nag moom mooy suñu invité muy l'honorable député Mamadou Diop Decroix naam sax xanaa kenn dootu ko présenté fii ci Sénégal wala olof dafay lépp ni tànk lu mu gàtt ñu wan ko yoon Mamadou Diop Decroix ñëpp xam ngeen kon que ci engagement politique am dégg ngeen récemment rek ci ba ñuy célébrer mai 68 ak interview bi mu def interview ñu ci bëri soog a xam kan mooy Mamadou Diop Decroix ak éditorial bi nga xam ne journaliste mag boobu Mame Less Camara bind na ko def na ko rappelé ñu ki nga xam ne moom mooy ay jaar-jaaram ba muy étudiant ak bi fii mu toll tey xam ngeen 1968 ba 2018 nit di ko xeex kooku faw ñu laaj ko li muy xeex ak li muy daw lan la Mamadou Diop Decroix honorable député maa ngi lay nuyu asalaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ Amath di kontaan di la gërëm itam ci li nga ma dalal ci sa ëttu waxtaan bi maa ngi nuyu itam ak di sargal ñi nga xam ne ñu ngi nuy déglu ñëpp daal ak di nu seetaan. ñu ngi lay fay honorable 1968 Sénégal nekk ci crise élève nga woon 71 nga wax ko ñu jël décret dàq la nga am bac ak mention waroon dem université président ci de la République ci boppam jël décret dàq la enrôlé la ci armée bi ba nga demee ci armée bi dem nga xeex tàggee nañ la fi dellu si waat nga mëne nga yeneen combat dirigé nga fi grève ONCAD ñu dóor la ba gaañ la hospitalisé la tëj nañ la kaso ay yooni yoon arrêté nañ la ay yooni yoon nekk nga fi ministre nekk nga député te yàlla defaat na nga nekk député am ngay nombol tànk am ngay teraanga say morom yu bëri toog nañu retraité lan mooy dawloo honorable député Mamadou Diop Decroix de 68 à 2018 honorable jërëjëf Amath laaj bi am na solo mën naa la cee tontu lu gàtt tontu loo xam ne dama bind ab téere booba na ma ko tudde rek laa lay tontu maanaam li tax boobaa léegi may daw mooy la cause du peuple dama bind livre tudde ko la cause du peuple tubaab bi ba mu fi jógee ba tey daanaka li mu fi bàyyi woon dafa soppi ko wut kon képp koo xam ne ca jamono yaa ngay xeex ak ñi nga xam ne dañoo juddu ci ginnaaw bi te gis ne li fi nekk ba tey jógewu fi ñëpp war a àndandoo di xeex boobee ma doon xeex ba ma nekkee ndaw ba tey la taxoon may xeex dafa toxoogut su toxu woon gaa xëy na boobaak léegi ma dem bay samay tool kër yaa ba jóg waaye dafa toxuwut lan moo taxoon ngay xeex te toxoogul lan la ndax mën nga ci jox ay misaal waaw mën naa ko wax ci ñaari mbir libération nationale ak émancipation populaire maanaam libération nationale mooy tubaab bi ba mu fi jógee ñu ne dañoo am indépendance amuñu indépendance defe naa ne ku gis ni Macky Sall di doxale nga xam ne amuñu indépendance ku gis bi nga xamee ne pétrole feeñ na ci Sénégal ak gaz ni tubaab bi daal di dikkaate daal di ngar dajjoo lépp soo ko gisee xam ne Sénégal amul indépendance indépendance boobu nag moom dañu war a bi nga xamee ne pétrole feeñ na ci Sénégal ak gaz ni tubaab bi daal am dafa am retour de waaye daal loolu ak li ci des xoolal fi mu ne nii amuñu xaalis boo xam ne noo ko moomal suñu bopp xam nga ne nit ki bu fekkee amul xaalis bu moomal boppam
pour mu définir ab politique économique maanaam tëral politique bu jëm ci wàllu koom-koom te xaalis ba nga war a jariñoo du sa xaalisu bopp xam nga kooku itam ay jafe-jafe la nga école bii ñuy wax ba fi tubaab bi jógee ba tey daanaka réinventé wuñu école bi loolu yépp ay jafe-jafe la yoo xam ne ak yeneen ak yeneen ak xoolal mbay mi xam nga toujours dama leen di wax ne leen tubaab bi ba mu fi nekkee Sénégal da ko jagleeloon gerte Mali ak Burkina booba Haute-Volta la ñuy wax mu jagleel ko booba it Soudan la ñuy wax Soudan français mu jagleel leen coton xanaa ñu xoolaat mu xoolaat micro ma laalaatal sa micro tuuti honorable demaat na honorable sa micro demaat na nga xoolaat ko tuuti nga xoolaat tuuti micro bi déggatuñu la war mu jagle bu fekkonte ne taxaw nañu ca nañ ca war a taxawee ndax Sénégal li fi nekk ci ndox dara mënu ko jeexal ndax bu nu xoolee ci li ndox di maanaam ndox mi nga xam ne dañ koy day dikk at mu ne toll ci fanweeri milliards ci ay mètres cubes xam nga fanweeri milliards ci ay mètres cubes loolu mënuñu ko jeexal dëgg la booleeg nawet alors bu fekkoon ne am nañu organisation bi ci war nga xam ne ndox moomu booleeg liy taw boo demee réew mu mel ni Chine ak genn doxu taw du leen rëcc lépp la ñuy taataan war nañ ko mën a def fii xam nga yooyu ak yeneen yoo xam ne xëy na jot gi mayewul nu firi ko bu fekkonte ne taxawee nañu noonu organiser paysans yi la production paysanne kon Sénégal xiif bii fi am tey daam boo demee Fuuta am na ñeenti téeméeri junniy nit 400 000 personnes 500 000 personnes yoo xam ne waxuma la disette li wolof naan gobar jaa si nga xam ne ci ñetti ndékki añ reer gën gaa néew am nga ci benn waxuma loolu juróomi téeméeri junniy nit yoo xam ne suñu leen joxul ñu lekk dañuy dee moo loolu la tubaab di wax famine mi ngi fii ci Sénégal ci Fuuta te loolu du ren rek bettul gouvernement bi ndax du ren rek la xew na daaw du ren ak daaw rek la xewoon na daaw jéeg te loolu yépp boo ko seetloo defuñu ci dara taxawaay bi ci war xëy na loolu ci wàllu koom-koom nga wax noonu wax nga ci wàllu koom-koom honorable waaw mais nag xanaa du koom-koom rek la ñuy nattee réew mi nga xam ne mi ngi dem kanam wala demul ginnaaw ci wàllu politique tamit am nañ fi ñaari alternance démocratie bi dafa mel ni Sénégal dinañ koy jël en exemple ci sous région bi wala yenn saa sax ci Afrique ci ay jéego yi nga xam ne mi ngi koy def ci wàllu démocratie kon lu tubaab di wax tout n'est pas mauvais alors kon doo wax ni loolu li nga doon xeex dafa toxoogul xanaa mën naa gën ni dafa am yenn yu ci toxoogul waaye am na ay amélioration am na ay embelli ci yenn côté yi est-ce que loolu comme li ma la cité léegi waaw dëgg la xam nga maanaam boo gisee ma tàmbalee ci koom-koom dafa fekk ne koom-koom moom moo tax defe naa ñuy wax boo yorem réew ndax koom-koom daal bu doxut day xaw a metti moo tax ma tàmbalee foofu waaye nag du koom-koom rek xam nga dañ naan économie ne social ne culture ne politique côté bu ne dafa am noo ko war a mën a càmbar côté politique bi càmbar bi wax nga dëgg bu wér a wér am na ay avancé yu am solo ci côté politique parce que xam nga ne fii benn parti fi newoon depuis 1960 tubaab bi ñuy dem bàyyi nañ fi parti yu bari comme ni mu ma amee woon ci yeneen réew yu Afrique waaye bi nga xamee ne tubaab bi dañoo jox nguur yi ay nit ñu ñuul daal di dem entre guillemets daal da nga daal di gis ñoom ñëpp ñu ne waa léegi ginnaaw danoo tardé te danoo ndóol ak yu mel noonu léegi danoo war a booloo nun ñëpp nekk benn loolu moo indi woon benn parti benn rajo benn journal
waaw amul mënta am ñaari parti mënta am ñaari rajo mënta am ñaari journal loolu noonu lañu ko waxe woon noonu lañ ko firee woon maanaam nañ fexee ànd daal moo gën ndax li nu tardé dafa bare bu nu àndee nag dina nu mën a gaaw a dem noonu lañ ko duggee woon waaye gis nga ne mujj ni demee ndax ba nga xamee ne dem nañu ba gis ne opposition amatul ñu daal di commencé def lu leen neex loolu moo nu tardeel ndax réew yi nga xam ne déparé woon ñoo bokkoon départ ak ñoom dama koy faral di wax fu mel ni Corée fu mel ni Indonésie fu mel ni Tunisie fu mel ni Malaisie ñoom ñëpp ñoo bokkoon départ ci 1960 waaye gis nga tey seenatuñu sax seen pënd loolu kon ay mbir la waaye ci wàllu politique effectivement Sénégal nekk na réew moo xam ne musuta am coup d'état militaire te boo jëlee réew yi Afrique yi 54 pays Afrique yi daanaka réew yi nga xam ne mësuñu am ay régime militaire waxuma les pays waxuma royaume yi pays république yi laay wax ñi ci amul coup d'état militaire bariwul dañ leen di wàññi ci benn ci juróomi baaraami loxo kon kooku am na importance même Senghor itam c'est vrai Senghor avait la main lourde comme ni mu ko daan waxee maanaam loxom diisoon na léeg-léeg daana dóore yu metti man xam naa ci dara ak ñeneen wante li daan xew feneen daanaka daawut xew Sénégal bi Abdou Diouf ñëwee dane jàkka jàngook ku mu neex nga nodd ba tax na parti politique daal di yeewuwaat nit ñi taxawalaat seeni parti ak yooyu waa gis nga ne aussi ginnaaw bi ñu dem ba am benn code électoral consensuel ñu wax ne Abdou Diouf mii kat nee na jàkka jànge ngoon na nodd waaye nag taxuloon ñu am jumtukaay yu ñuy mën a may alternance waaye bi ñu amee code électoral consensuel ñu doxal fukki at alternance daal di mën a am kon yooyu ay avancé la yu ama am solo dama koy faral di wax nag toujours même bi fi Abdou Diouf nekkee daanaa ko wax loolu am na ci solo jar naa feeñal donc pluralisme ak diversité fii ci Sénégal daanaka mosu fee jóg parce que même bi fi Senghor nekkee tëgg fi góor mokk leen bu kenn yëngu booba it nit ñi dañ daan yëngu dëgg la waaw mais honorable ci balaa maa ñëw léegi ci jafe-jafe yi nga xam ne tey Sénégal mi ngi koy am ba tax na ngeen génn keroog ci marché bi dinañ def bilan marché boobu dafa am loo xam ne ni dama la ko bëggoon laaj rek ci ndax man sama wàllu bopp dama koy admettre nekk naa koo xam ne xëy na yeneen résistant yeneen dëkk yi laa gën a xam que résistant suñu réew ñun man j'ai découvert les luttes de Mamadou Diop Decroix à travers Mame Less Camara très récemment ay quelques weer la def et ça m'a fait mal dafa métti woon na ma nag ba ci kanam yàlla ma ne comment naka lañ nekkee ci dëkk boo xam ne am na ñu xeex yu mel nii mais que population yi xamuñu sax lu ñu def parce que tamit dem naa ba dégg benn kàngam ci wàllu politique pour la nommer Serigne Mbacké Ndiaye toog ci plateau 2STV ne da nga wax ay kaddu ne di ngeen doo leen ci bañ prison doo leen ci bañ hôpital doo leen ci bañ dara mi ne yow li nga ko wax mais doo dem sur le terrain sa sandwich ngay jël toog sa ruq di ko lekk et ma def corollaire bi par rapport ak li Mame Less Camara bind ma ne peut-être xëy na il n'est pas au courant du parcours de Mamadou Diop Decroix wala bokk mu baal ma il est de mauvaise foi pourquoi ñun Sénégalais yi tey au-delà de votre personne xamuñu effectivement li Sénégalais yi def ay Blondin man dama koy dégg rek ay Mamadou Diop Decroix ay ñooñu qu'est-ce qui ne va pas pourquoi ñun suñuy histoire rëcc ñu bokk. waaw loolu laaj la bu am solo bon sëñ Mbacké moom du may faral di wax ci ay yëfam comme daa sant Ndiaye xëy na moo tax toujours muy wax waxi mburoog waxi lekk. man nañ koo féetale moom côté boobu rek waaye moom xam na ci lu bare ndax xombal la dëkk sorewunu bon mais li ëpp importance mooy lu tax affaire boobu parce que mais l'histoire récente du Sénégal jàngale wuñu ko on n'a pas appris aux générations nouvelles maanaam ñi nga xam ne dañoo nekk ay ndaw jàngaluñu leen jaar-jaari réew mi ci wàllu politique kooku président du ma wax président Senghor beneen affaire la woon mais président Abdou Diouf am na ci responsabilité président Abdoulaye Wade am na ci responsabilité bon kii fi nekk moom waxuma ay wax
c'est-à-dire maanaam man li ma gisoon dama ci daan waxtaan ak président Wade tout le temps d'ailleurs dama ko daan wax mais kii fi nekk dénk nañ ñoom professeur Iba Der Thiam ñu gëstu xalaataat ci histoire récente du Sénégal kon kooku xëy na def na ci loo xam ne sax ñee defuñu ko wala boog honorable non gisaguma histoire générale bi xaw ma. non pour ñu gëstu laa wax daal déclenché na processus bi au moins moom am na lu mu teg daal am na benn jéego boo xam ne def na ko ci ne gars yi nañu xalaat nañu réfléchir pour bind ko. Bon on verra bien mais man laaj bi lu tax sénégalais xamuñu sacrifice yi ay génération def te wax nga dëgg bu baax a baax parce que du Mamadou Diop rek. am na ñoo xam ne li ñu daj man dajuma ko mais xamee su leen ana wax nga léegi Omar Diop Blondin mu ngi dee ci prison wu Gorée ana Tidiane Bay di lii ana Charles Gueye fukki ati kaso dégg nga ana ak ñeneen ñu bare li nga xam ne def nañu ko ak sax man xam nga ñun dañu am organisation clandestine ci boobu jamono. Organisation clandestine ay ñoo xam ne ñii dañoo jàng ba am ay diplôme waroon na mën a ñëw fi di am ay salaire yu kawe ñu ñëw Sénégal dëddu daanaka dama naan dëddu salaire yaag dëddu Ndakaarook dem ci àll bi dëkk ci kaw gi dëkk ak baykat yi loolu yépp am na fi ak yeneen yoo xam ne bu ma koy évoqué sax xëy na sama bët day commencé xonq loolu mais loolu nag boo gisee kenn feeñalu ko defe naa ne am na ay facteurs yu bare par exemple ñun ci suñuy principe di wax ci nit maanaam man may wax naan def naa lii def naa loolu du suñu culture d'abord sax ci wàllu tradition du suñu culture ci wàllu tradition waaye ci wàllu suñuy principe bopp loolu aussi du suñu culture ba tax na amuñu woon amul woon koo xam ne dina am jotu di bind ci kii wala bind ca kee wala bind ca kële am na beneen facteur bi mooy Sénégal léegi dafa yàqu Amath Diouf soo xamee lu baax ci moom dem ca grand place ba wala naanukaayu ataaya ba di ci wax daanaka bala nga cee wax lu sore di nga gis ko la ne waaye matchu Chelsea ak Liverpool bi ku mujj gañe pour nga bàyyi wax bi waaye bu fekkee dangaa ñëw nag di wax ci Amath Diouf naka sudul noonu soo arrêté sax dina la ne waaye yow de yaa ngi doon wax ci Amath Diouf donc dañuy sawar di wax ci sunuy nawle lu naka sudul loolu waaye sawarunu di déglu ñuy wax ci sunuy nawle la baax. honorable loolu am na solo dama bëggoon nag ñu dugg ci maanaam teyu Sénégal wax nañu ci démb wax nañu tuuti sa jaar-jaar nga wax li la taxoon na di xeex boobu ba tey te yu ci bëri nekk fi ba tey actualité bi oblige foog ma laaj la ci loolu balaa ñuy ko continuer DG général police bi def na benn waxtaan am na daal benn kàddu boo xam ne Sénégal yu bëri yëkkati nañ ko. nee na li nga xam ne moom mooy dérive ci réseaux sociaux yi léegi moom dootuñu ko baale dana nekk di loo xam ne moom danañ ko topp te danañu punir ñu koy def lan benn jàngat ngay def ci yooyu kàddu. waaw man defe naa ne loolu dafa dëppoo ak li président Macky Sall gise yëf yi. moom jàpp na ne daal réew mi dictature la ko war a yore. lii fi xew lépp da amu ci dara lu ko neex dara maanaam muy am ñuy taxaw ci digg bëccëgu ndara kàmm naa ko ni ngay def du noonu àndunu ci fii la xari jaar ginaari jaar non moom àndul ci loolu réseaux sociaux yi lépp lu mu mën a def pour ngalaab ko dina ko def pour ngalaab ko loolu waxin la rek waxin la jox nañ ko chefu police bi jox nañ ko boobu directive mais xam nga bu fekkoon ne dañuy dindi fexe ba saaga yi dañ voilà xam kooku nit mën na ne waaw saaga de moom nangam mais déedéet loolu buntu la bu ñuy bëgg a jaar daal di ciy potoxlu ba nga xam ne leneen sax dootul am far maanaam comme lan loolu nag moom
dafa màndaxe ak ni ñuy doxe maanaam dafa c'est cohérent dafa màndaxe ak ñoom ni ñuy doxale loolu nag man daal neewoon naa leen mois de mars ba ñu ma jàppee te bàyyi ma dem Ndar gaay daje faak man di ma laaj ma ne leen gisagu leen dara waaye fii mu ne nii gisaguñu dara de loolu daal moo ci sama tontu. waaw le 4 bi organisé ngeen benn manifestation ne ngeen da ngeen bëggoon def sitting ci kanamu fii di ministère de l'intérieur lan moo sababoon boobu ndaje ak ndax li nga ci doon séntu am ngeen ko ci wala beeg ndax da ngeen lajj ca woote ba. waaw liñ doon séntu maanaam li nga xam ne moom la ñuy xeex ñaari at yi jàpp ñetti at ba tey mooy wote bu aw tegu ci yoon loolu dong fii mu ne la ñuy xeex parce que bu dee li ci des moom comme moom gagné woon na quand même à 2012 mi ngi doxal ay yëfam am na lu mu tëral tudde ko plan Sénégal émergent kooku sénégalais yi ñoo koy atte ginnaaw loolu itam parti politique yi bari nañ fi opposition bi ànd nañu pour am élection yu normal yu set waaye ku nekk am nga sa programme kii ne bu ma sañoon mbay mi la ñuy jiital kii ne xëy na wér-gu-yaram kii ne école bi kii ne nii kii ne laa kii ne lële wante li nga xam ne moom la ñuy xeex fi mu ne nii amaat loolu dofloo na nit xam nga foofu ci Amérique est-ce que nit mën naa xalaat ñu organiser ay élection nga naan gisuma sama carte que dëkk New York ñu naa ko sa carte nga Michigan que dëkk Michigan ñu naa ko sa carte nga xawma fan Arizona Pennsylvanie xam nga ne loolu kenn mënu koo xalaat ci Amérique waaye nun fii loolu la ñu jànkoonteel guddeeg bëccëg bu ñu xëyee ne la léegi kat dañuy def parrainage ñoom ñoo xalaat ni ñu ko bëgg a tërale ni mu war a demee boole wuñu ci kenn. c'est parce que tamit ñoom ñooy jiite xam nga tamit bu fekkee da ngay jiite honorable député dëkk bi wóolu la fan la à 65% nga ñëw ne jox leen ma assemblée amin nga def référendum ne dama bëgg changer constitution bi dëkk bi joxaat la dolli la confiance ci loolu nga dem législative mu jox la majorité présidentielle kon loolu mooy moom acte yu muy teg ñiy voté de ànd nañoo ak moom ba jox ko nag jumtuwaay yi mu bu soxla yëpp pour doxal ko kon kay yéen lan moo tax ngeen bañ ko bàyyi mu doxal parce que moom il est dans son droit il est le président et légalement et légitimement élu 65% kenn mësu koo am te nga astafurlah su ma juumalee kon est-ce que nag tey du yéen a nekk ci toor nag parce que moom la ñu kaay jiital pas Mamadou Diop Decroix pas Sonko pas Khalifa Sall pas keneen. góor waaye laaj boobu de am na solo nag waaye xam nga nee nga kon kay léegi jox nañ ko li mu doon laaj lépp jox nañ ko déedéet pare gut kat du nee nga ma léegi projet de loi boobu ñu ngi bëgg a contrôler réseaux sociaux yi kon kay pare gut déet man bu pare waaw waxoo loolu waaye dama ne projet de loi bi ci réseaux sociaux yi xam nga chefu police bi dana daal saaga yeeg yooyu daal dinañ jéem a seet nuñ koy lijjante les dérives waaw loolu tamit wax ci dëgg waaw les dérives kon mooy contrôle rek nan wax ni mu dem contrôler réseaux sociaux yi kon kay loolu des na fi mu nee na parti bare na bu paree daal di jublu ci parti contrôler ko bu paree ne rajo yi bare na ñu wàññi ko bu paree ne télévision yi bare na ñu wàññi ko bu paree ne li may def sax ñi koy ñaawlu waruñu koy wax nag ci penc ma voilà mu ngoog. waaw ñaawlu woon na fi wax sa xalaat yi nag wax sa xalaat yi moom ñaawlu woon na ko fii ci jaay jamono. waaw loolu dinañ ko dindi moom it nee na wax sa xalaat yi baaxul. kon yaakaar naa ne fan. ak revue de presse yi. waaw ak revue de presse maanaam daal fa nu jëm daal moom bu nu waxantee dëgg boo bëggee dëgg fa nu jëm daal ndox amu fa. loolu yi nga wax ci wote yi itam mosu cee gagné dara nag gagné wut référendum gagné wut législative xam nga législative yi ci boppam sax boo ko jëlee ak la ca xew lépp xam nga réseaux sociaux yi
ah moom moo ko gaañ ci législative yi moo tax mu bëgg ko contrôler parce que ñëpp dañoo gis législative ñëpp dañoo gis amul ma nettali la amul ma dem te ñëw dañoo gis te malgré li mu def lépp fu mel ni Touba Mbacké gile nga xam ne 271 000 électeurs ñoo fa ne ña fa wote matuñu 60 000 personnes la toll 210 000 personnes wote wuñu Touba Mbacké xam nga ne loolu jaaduwut de. waaw mais lu tax nga bëgg féetale 210 000. may yàggale ak yeneen alors bu ko defee kon xam nga ne. suñu ne gagné na élection bi déedéet gagné wu ko ndax 49% la am kat 49% maanaam loolu ñu def lépp ñoom terewul 49% la ñu am liste yi àndut ak moom am nañu 51%. kon xam nga ne kooku amul majorité. amaa raw gàddu bi may na ko mu gàddu mu am 75% des députés te amul lu dul 49% des suffrages exprimés ndakaaru gii dañ ko foqati ci Khalifa Sall ku ne xam na ko xam nga ne ku ne xam na ne ndakaaru dañ ko foqati ci Khalifa Sall. waaw mais honorable kon bu ñu bëggee ne waaw voilà dem na référendum gagné dem na législative ga déet mësta gagné référendum mësta gagné législative. ma doguma la yàlla bu la yàlla dog mais ci élection yooyu da nga ne 49% la am 51% mais ci 51% yoo xam ne am na voix yoo xam ne ñoom lañ doon jàppale am na ci liste yu bëri yoo xam ne tey maanaam bu ñu doon reverser seen voix tey deuxième tour bu doon am ci ñoom lañ koy reverser comme li ci mel ni saa yi ok ñoom ñoo ko wax ñoom ñoo ko seen mbaax ci wax na ko ku ci mel ni ñoom Farba Senghor naam honorable Amar naam xam nga wax jooju moom wax bu yàqu la xam nga lu tax 19 mars 2000 laata ñu cay yegg maanaam diggante premier tour ak deuxième tour dem si yàlla si Djiboka di sama xarit yàlla na ko yàlla yërëm xam nga premier tour Abdou Diouf daa am 41%. Djiboka am 7%. ñu war a dem deuxième tour Abdou Diouf woo Djiboka ne dinaa ko jàppale. deuxième tour lu xew Abdou Diouf ñaata la am 41% ya mu amoon dara yokkuwu ci kon xam nga ne 7% yi Djiboka yi dafa seey ci diggante bi mbaa sax seeyut dafa dem ci Ablaye Wade loolu bu ñu ko fàtte moo tax ñu naan amoon naa 3% amoon naa 1,5 te législative te man Macky laa ànd yooyu ay wax la pour maanaam xëy na dalal seen xel ñoom waaye ki nga xam ne moom mooy dem ca élection ba di Macky Sall moom xelam danu ndax xam na ni muy demee. waaw léegi man li ma la bëggoon laaj honorable may fàttali ñi ñuy seetaan ci Facebook bi ñu ngi seen émission Horizon 2010. dégguma de. Bani li ma la bëggoon laaj yaa may déglu nga. waaw dama doon fàttali rek ni ñi seetaan di ñuy déglu ñu ngi dañoo honorable député Mamadou Diop Decroix. ci maanaam en terme clair nga jéggal ma xam nga ñun wute nañoo ak yéen dégg ñu suñuy olof leeru parce que da ngay wax rek ni dañu bëgg dem ci ay élection yu transparente yu jaar yoon te ñu gis ni vraiment Sénégalais yi voté jël nañu seen i carte am na ñoo xam ne ñu ngi leen kaay dañ jël seen carte yaa ngi ci préfecture yeeg yu ni mel en terme clair lan mooy tey jafe-jafe yi dox ci diggante ñu am ak ay élection yu jaar yoon maanaam waxuma parce que aussi ku ci nekk am nga say bëgg-bëgg def ay exception yoo xam ne ci lii la bëgg def ci lii la bëgg a def mais ci ay terme clair lan mooy jafe-jafe yi tey pour te réew mi am ay élection libre démocratique et transparente honorable député. waaw jërëjëf Amath maa ngi lay gërëm ci laaj bi xam nga dafa am ay sart ak i ponk yu ñu tegoon ci code électoral bu 92 boobee Abdou Diouf doon wax dinañ ko yóbbu assemblée te duñu ci laal tarfatal ay ndi muy code boo xam dañ ko waxtaane woon président Kéba Mbaye moo jiite woon waxtaan wa man mi maa fa teewaloon sunu parti di ànd jëf PADS yàlla xam na ne it taxawaan naa ca nag taxawaay bu ràññeeku nag président Kéba Mbaye sax ca booba jamono waxoon na ko loolu boo gisee ma la koy fàttali
du pour puukare woo fëgg dënd déedéet dama laa bëgg a wax rek ne la man mii di wax ak yow xam naa jaar-jaar yi nu jaar ba mën a am code électoral ak élection yu set bu njëkk dañ daan wote te du am carte d'identité carte sa carte coopérative sax boo ñëwee wote bu njëkk dañ daan wote te amul bañ gàcce da ngay ñëw jël saw carte wote ñëpp di jàkkaarloo ak yow bu njëkk opposition amuloon droit nekk ci bureau de vote observateur la woon dañuy teg fii bureau bi ci biir salle de classe bi yow ñu jox la siis nga toog ca fond wu salle de classe ba di séntu bu séntu bi ëppee sax ñu génne la ak yeneen ak yeneen ak yeneen looloo fi xewoon kon bu fekkee ne dañoo dem di dem ba ñëpp toog Abdou Diouf dama koy rendre hommage saa su nekk ci loolu c'est vrai que danoo xeexoon pour mën koo am waaye moom it da ko nangu ba nu xeexee donc ñu toog ñun ñëpp waxtaan wu yi gudd am code électoral bu kenn contesté wu ñaar fukki at ak nangam ñuy wote bu ñu wotee ba jant so ñu wax ni mu demee bu bët setee ku ne liggéey ñun dañu wax ne sart yooyee kay waroon nañ cee mën a tënku bu fekkente ne ki ñëw toog sukkandiku ci carte yooyee ba toog remplacer Ablaye Wade sukkandiku woon ca ponk yooyee ba remplacer Abdou Diouf dañu jàppoon ne moom bu ñëwee bu sukkandikuwul ca sart yooyee ponk yooyee itam mënoon na ne man kat yaakaar naa ne war nañ koo mën a gën a defar kon moo tax bu ma sañoon ngeen ñëw nu toog nu seet nu koy gën a defare ba mu gën a baax kon kenn du ne déet te kon xëy na dinañu am lu gën a baax gën a jekk gën a rafet gën a sell waaye defu ko dane moom da ko bëgg a supparñe ñu ne ko noo ko bëgg a supparñe mu tàmbalee déjà ca refonte du fichier électoral ba xam nga fii quand même dara dafay yàggut kenn fàttewu fi dara Abdoulaye Daouda Diallo fi newoon wax ci rajo yépp ak télévision yi ne fichier électoral dafa am million ngi nit ak 500,000 1,500,000 personnes yoo xam ne dañoo dee dañoo feebar dañoo toxu dañoo tukki duñu wote ñu ne kon dañu koy dindi dañ koy toiletter booba ñu ngi ci 5 millions et quelques jàppoon nañu ñoom ne dañu ko war a dindi pour fichier bi des 3,500,000 sénégalais bu desee 3,500,000 ñu jël fichier bourse familiale bi ñu nga xam ne dañ la ñetti weer yu ne ñu jox leen as lëf bu ko defee ñu jël ñooñee jël CMU couverture maladie universelle jël lii jël lale dugal ci fichier bi ak ñi leen di woteel bu ko defee opposition bi moom dañuy daal di am une victoire technique mënoo wax ba am majorité ci fichier électoral waaye ñun xamoon nañu booba li xew ba ñu toogee ak Macky Sall man mi maa dirigé woon délégation ba mu ne waaw léegi affaire bi ni ñuy def ñu ne ko te loolu yi laata ñuy toog ak moom ba ñu ñëwee assemblée maa ngi koy fàtte te dafa am solo ne dañuy dindi loolu dañ koy toiletter dañuy mane leen lii ngeen di wax jëmut kër su dee am na lu ngeen bëgg a def ci fichier bi wax leen lu tax ngeen bëgg koo def nun nu wax leen li nu ci ragal bu boobaa nu toog waxtaane ko waaye ñoom ñu ne duñ ko def daal di wote affaire ba loolee bu nu ko bàyyi woon mu jàll kon parrainage bi sax tey duñ ci yëg si parce que bu boobaa kon dinañu dindi ñëpp ñi nga xam ne duñ leen woteel bàyyi fa 3,500,000 mu jeex tàkk waaye danoo def benn marche le 14 octobre dëkk bi tàkk grenade yi tàkk ñu jàpp leader yi image yi wër àddina bi Macky Sall woote lii moo tax nu demoon seeti ko en décembre 2016 ba nu demee toog ak moom lu ca xew dañoo delloo loi boobu dañ ko delloo assemblée nationale lanu bëggoon ñu dindi ko ñu dindi ko def moo tax xeex bii nuy xeex ñi jàpp ne xeex bi perte nañu ko ñooñu xamuñu li ñuy wax xamuñu li ñuy wax waaw déet ndax honorable nag alors dama yeggale moom ama alors loolu kon ba ñu bindoo ba ñu ubbee liste yi ba ñu demee di wax ca décembre lu Macky Sall wax dane waa léegi bu nu amee 4 millions kay xanaa dina baax xam nga ne ku la ne 4 millions ak 3,500,000 ma la wax xam nga ne soreewut de mu ne waaw kon xanaa bu nu amee 4 millions dina baax ñu ne ko waaw nañ dem rek
ba mu ubbee liste yi ñaata la ñu am 6,500,000 inscrits la ñu am waaye gis nga ko nañu ko defee parce que xamoon nañu ne bu lu ëpp 3 millions wote seen caaf xëm 6,500,000 inscrits ñu fexe ba nit ñi jotuñu seeni carte 45% des sénégalais yu bindu ci liste bi jotuñu seeni carte le 30 juillet 2017 lii moo am xam nga loi jox la yow sañ-sañ ak waru gar pour nga organiser élection yoo xam ne nit ñi dañ ko war a mën a def ci seen teeyu bakkan seet ka leen doy ñu woteel ko bu ñu wàññee bu jant soye ñu ne kooka falu na bu dee yow a baax na su dul yow nga woo ko na ko Abdou Diouf defe woon Ablaye Wade na ko Ablaye defe woon ab Macky Sall bu dul yow bu dee yow a nga toog bu dul yow nga woo ko sargal ko jël say bagage dem sa yoon loolu la bañ a def moo indi jafe-jafe yi fii mu ne nii carte yaa ngi taxawaalu ñun dem nañu Géejawaay préfecture Géejawaay ay junni carte Kaffrine nga fa junni carte Ndar junni carte Richard Toll junni carte Njaaréem ak feneen alors bi loolu da nga nit mën na ma ne hasard waaw hasard la rek lu yàlla dogal la déedéet du maanaam du lu ay doomi aadama def hasard la jeunes yi nga xam ne bindu nañu les primo inscrits téeméeri junni jotuñu seeni carte ba fii mu ne nar ñoo bokk sax ci ñuy parrain loolu hasard la parce que léegi dem nañu ci 6,600,000 et quelques mille dégg nga ma waaw ñi nar a wote bu ñu matee 4,5 millions nekk 5 millions addina tukki pour ñoom donc fii mu ne loolee ñu waxoon du jóguñu ci jéem a fexee def lépp pour sénégalais duñu wote waaye nag ma xamal la ne la sénégalais dinañu jël seeni carte te dinañu wote ci naka ku leen teree jël seeni carte te leneen a wote bu amee jafe-jafe ci réew mi nag nañ la joxoñ waaw mais jafe-jafe yooyu ngay wax est-ce que parce que tey dafa mel ni yéen xeex bi ngeen xeex sénégalais yi maanaam topp ñu leen ci ndax ku xool image yu seen wote bi ngeen wote mardi dafa mel ni yéen homme politique yi rek yéen a fa nekkoon sénégalais yi ngeen doon woo pour ñu génnuñu ndax tey amul benn déphasage entre yéen les hommes politiques et les sénégalais parce que ku ci nekk naan sénégalais waa ñu nekk ci réew mi ñu ngi naan ñun ñu ngi liggéey pour sénégalais yi ñun la ñu àndal yéen a ngi wax sénégalais yi alors est-ce que amul déphasage entre parce que yéen moom opposition bi moom sénégalais yi dafa naa topp ñu leen ci seeni logique est-ce que loolu amul problème au passage maa ngi nuyu Abdoulaye Sayer Diop depuis Dakar mi ngi nuyoo ñëpp ñu ngi koy nuyu Abdoulaye Sayer Diop honorable est-ce que amul déphasage foofu gaa yi topp ñu leen ndax mardi bi passé moom yéen lañ fa gis Omar Sarr de ci am na ñu ñëw yoo xam ne sax ñëwuñu foofu ci opposition bi alors est-ce que waaw bismillah Amath naam waaw yow ñi jàpp nga gis waaw ñi jàpp kay la nit ñi gis ndax ñoom la télévision yi wane waaye ña ñu jàpput kay télévision yi wane wuñu leen waaye nit ña ak ñu fa bari woon ñëpp ñëw di de waaye ñëpp ñëw ak bari mardi bi nii honorable may ma tuuti ma expliquer la bismillah a ci ñëwal le problème de l'opposition tey du problème mu nit ñi problème mu organisation la opposition bi am ñu ñëwoon ca Sandaga ak ca Poste Médine ak ca Corniche ak ca RTS ak ca sapeur pompier kenn xamut nu mu toll mais organiser wuñ leen xam nga boo nit ñi ñëwee dajaloo Sandaga te kenn amuñu ay groupe ay chef yu naan nañ def lii def leen nii nañ jaar fii nañ dugg fii nañ génn fii mais du sotti l'opposition du Sénégal a un problème d'organisation amul problème mu ay nit ñu ànd ak moom mais ba démb Touba Mbacké dama nuyu benn mbokk taalibe mu ne ma man bisu 60 places laa yor di ko dawal diggante Dakar Tambacounda mësuma dawal bus mu fees 60 personnes ñuy waxtaan ba mu am lu ëpp juróomi nit ba juróom-benn nit yu ci ànd ak Macky Sall leer na boo duggee ci taxi yi dem noonu la
boo demee ci grand place yi noonu la naanukaayu ataaya yi noonu la ba ca Ablaye ba laata ñuy gën di jëlee Ablaye Wade ci pouvoir bi nii ñuy waxee ci Macky Sall noonu lañ doon waxee ci Ablaye Wade na bu ñu ñoom seen xalaat de sénégalais yi bu dégg bëccëg ñu ngi wax te bu ñu ca yeggee ñoom defe nañu ne mën nañoo fexe ba denc carte yi nëbb carte yi maanaam fexe daal ba foqar ci affaire bi mais du dem bu ñu ko jéemee itam du dem dañuy sonal nit ñi rek. baax na alors bu ko defee kon. ma conclure ci sa question bi. opposition bi am na problème d'organisation. moo tax manifestation yi loolu nga foog ne nit ñi nekk ñu nit ñaa nga fa bari ba dee mais il faut ñu organiser leen. ci la nu ne. xam nga man dama wuute ak ñu bare. man damay wax li ci ne parce que ab lutte soo koy soog a tàmbali mënoo ko tàmbali rek loo doonul ndongoom doo doon sëriñam. loolu am na solo. alors bu nu tàmbalee nii nuy def ñoom li ñu ne te ñoo ne ñoom duñu ca jógee. xoolal fichier électoral bi la depuis référendum mënoo gis benn opposant bu la ne teg naa bët fichier électoral. déet te fichier électoral bi la ñuy wote. déet defal nànk déet loolu boo ko waxee jaaxal mu katoon na yow am déglu ma rek amoo fichier électoral. alors nee na ñun dañu bëgg a accéder au fichier électoral parce que mënunoo yegg ci fichier électoral ñaar. Aly Ngouille Ndiaye ministre de l'intérieur bu ko nun nee nañu du question ministre de l'intérieur su Macky Sall lay nommé léegi nee nga dañ koo fal 65% loolu mooy dëgg kon ku ko neex mën na koo nommé ministre de l'intérieur mais moom ba mu nekkee opposition dane ministre de l'intérieur du organiser élection nun loolu la ñu wax. loolee mu doon wax ba mu nekkee opposition ma jégale ba loolee mu doon wax ba mu nekkee opposition nun loolu la ñu wax te duñu ci jóg nañu wut autorité indépendante mu organiser élection. d'accord ñetteel ba. parrainage bi ñuy def ànduñu ci parce que nañ ko tërale waxtaanuñ ci ak ñun donc. loolu daal moo fi ne. ci loolu la ñuy xeex. waaw léegi ma laaj la ci fichier bi ndax kat da nga wax loo xam ne ni dafa wuuteeg li Casimir Cissé wax ci ba mu demee samedi mag 2STV Pape Alé Niang invité ko. moom Casimir Cissé mi nga xam ne mi ngi liggéeyee foofu ca ministère de l'intérieur defe naa yor kaddu ñi nga xam ne ñoom ñooy waa ñi yor ay élection yi nee na sous tutelle Union européenne jeudi bu ne Union européenne nguur gi ak opposition bi daje ñuy saytu ak càmbar ak xool fichier électoral bi fu mu toll kon kay xanaa loolu waratul am problème yow dafa mel ne nag nee nga yéen di ngeen loolu amul. non defe naa da nga ko déggut bu baax de mënta wax lu mel noonu parce que amul. déet yow kay Union européenne ci boppam ma ne Union européenne ci boppam barki démb rek lan fa dem wax ak ñoom bokkuñu ci loolu de boolewu leen ci de. Macky Sall ba ñu génnee élection 2014 defe naa la génne Union européenne ak gaa yeeg ñi doon dugg ci élection yi booba la leen génne bokkatuñu ci benn Casimir waxul loolu de xanaa kon dinaa déglu waat émission déglu ma léegi nag man naa nekk ne ginnaaw opposition bi ñoom liggéeyatuñu opposition bi man naa am xëy na ñu woo Union européenne mais dina ma jaaxal trop Union européenne d'accord ci dem di wax ak nguur gi ci ay mbiru élection boo xam ne opposition bi nee na chaque semaine nee na chaque semaine gars yi ñu ngi ciy liggéey de kon baax na nun opposition bi dañu Union européenne bañ leen seetee it waxuñu nu ko ma fàttali mbokk yi nii foofu nag li ma la bëgg a wax foofu muy Casimir rek muy nu mu tudd Thiendella Fall ak ña ca des waaw man de bu ma sañoon ku mën a wax ak ñoom waaw parce que tëju di def te boole woo ci ñi ko war a séqal loolu de wote nañu 20 at ak juróom daanaka yoo xam ne mosu fee am mais ñooñu c'est des fonctionnaires de l'État ils ne sont pas partisans quand même nañ ñen nangu loolu quand même amaat naam xam nga nun xam nañu lépp ña fi newoon di ay fonctionnaire daawuñu def noonu ministre bi da daan woote ñu toog foofee ñu tudde salle ops fa la ñu daan toog
ñu génne statistique électorale yi. Kaolack nangam bindu nañu nangam modifié na nangam radié na Kaffrine nangam bindu na nangam modifié na nangam radié na et cetera nit ñi posé ay questions bu ñuy dem kenn ku nekk ñu jox la dossier nga xam ni mu demee waaye ñetti at a ngi ni kenn xamut nu mu dem ku yaakaar ne loolu nag noonu la war a demee ba tey baax na ku yaakaar itam ne opposition bi ak nguur gi rek ñoo ko séq nun sénégalais yi suñu yoon nekku ci te ñoo sénégalais yi ñoo war a seet ka leen doy ñu tànn ko léegi droit boobu ñu am sañ-sañ boobu ñu am ñoom ñu taxaw guddeeg bëccëg di liggéey pour rocci ko ba dootuñu ko am ba tey ñu dem ba xam muy dem di fàttali mbokk yi nii mun ngeen participer ci émission bi defe naa Diop Mamadou moom mi ngi ci lien Blue Jean bi saa yu bëggee poser question honorable mun nga ñu interpeller directement Diop Mamadou ñeneen ñi aussi mun ngeen woote ci messenger Facebook mais dama leen di rappeler ni messenger Facebook par benn nit lay jël donc bu kenn nekkee ci ligne bi keneen du mun a voter keneen du mun a voter ba kooku raccroché mais boo leen duggee ci lien Blue Jean bi mun ngeen fànne ba keroog ngeen di poser seen question kon Diop moom du ma bëggee poser question da ñuy interpeller rek Diaw mi ngi doon wax ni bëgg na poser question. mun nga woote ci kii bi alors ma ñëw ci question bi rek après Diop ma commencé. alors Amath. waaw xaaral ma ñëw ci question bi nag après ma jël auditeurs yi ok. waaw samedi nekkati heure bi samedi passé dafa am suñu benn xarit bu woote depuis Pikine honorable député ñu ne moom naam jël na kartam waaye saa yu demee ci internet bi xool du ci gis boppam donc xamul fu mu nekkee te dañ ko waxoon ni ba mu leen ko waxee dañ ne ko dinañ rectifier erreur boobu ñu nekk ci cas yooyu tey yéen naka nga leen mun leen jàppalee ba ñu am xel mu del ni bu heure ba voté danañ voté ji. mënuñu ko nañ dem ca Casimir Cissé laaj ko. loolu da ngeen ci am. moom kay la nañ dem ca Casimir Cissé laajte ko ñun de noo ngi mars baa ñu fekk nu Sandaga waaw ku amul saw carte na nga nu fekk Sandaga baa nga fekk nu buntu place Washington ñu laaj carte yi ndax suñuy sañ-sañ la nañ dem ci préfecture yi dem ci sous préfecture yi laaj seeni carte man de loolu laa ci gis. loolu nga ci gis baax na kon ñu commencé jël laaj yi dañuy njëkkee ci Diop Mamadou depuis Italie balaa ñuy dem ci Baba Diaw depuis France Diop Mamadou lan mooy gars yi nag ñuy tënk question yi ndax honorable une heure de temps la ñu moyen te daan naka jot na waaye comme que dañoo tardé woon nañ ci ñambaasaat 15 minutes yooyu Diop Mamadou lan mooy sa question honorable député. waaw asalaamaaleykum Amath di la nuyu. di kontaan ci émission bi di nuyu invité bi monsieur Diop Mamadou Diop Decroix. sama turandoo. man la Diop Mamadou nekk fii ci Italie. maa ngi lay nuyu di la ziar di kontaan ci yow di kontaan sa taxawaay ci ni ngeen def mardi passé. waaw léegi daal li ma doon wax est-ce que seen combat dafa yam rek keroog wala da ngeen di continuer combat bi ndax opposition bi même bu fekkee peuple bi ñëwaguñu ànd ak yéen ñu bari ñëwaguñu. am na ñoo xam ne ñoo war a jiite combat bi comme ni ngeen def keroog parce que man dama def li ngeen def keroog pour man c'est très important génn jàmmaarloog policiers yi même bu ñu leen dee jàpp di leen arrêté sax au niveau international ñu xam que c'est important parce que loolu bu dee continuer bu yàggee alors que peuple bi dinañ adhéré wu est-ce que yéen a ngi ci dynamique boobu wala déet bon beneen bi mooy est-ce que mën nañu def élection ci conditions yi nit ñi jotuñu seen carte parrainage bi ñëpp xam nañ ne baaxul parce que candidat bu nekk 65000 lan la laaj te ñoom ñu ne ci pouvoir bi ñi ngi naan bëgg nañ 3 millions de parrainage waa loolu nan la mën a nekkee te yow ñu laaj la 65000 ci candidat bu nekk loolu lan moo ci seen xalaat. baax na jërëjëf Diop Mamadou maa ngi jégal ci mbokk yi Baba Diaw bismillah lan mooy sa question très rapidement pour l'honorable député Mamadou Diop Decroix. salaamaaleykum Amath. waaleykum salaam. waaw maa ngi nuyu honorable man la Baba Diaw Dalifort. di ko féliciter ci réussite marché bi bu ma sañoon nag marché bi nag ngeen def ko comme ni Abdoulaye doon def chaque mardi ba muy xeex ak Colin julli yi mu doon def ci zawiya ba chaque mardi rek ñu dem defaat sitting rek di ko def ba waaji daanu bon man honorable dama am lu may laaj est-ce que yaakaaroon na ñun sénégalais yëpp
situation bi xew ni actuellement amuñ ci responsabilité parce que dañoo bàyyi ñu violer la constitution du Sénégal constitution Sénégal daf ne munoo créer parti politique sur une base ethnique wala sur une base religieuse et cetera te gis nga Macky Sall nañ ko wax te dee Amath mi mën na ma jël en témoin je l'ai toujours dénoncé il a créé son parti sur une base ethnique ku créer de parti ethnique nag soo jëlee pouvoir dictature rek ngay mën a doon dictateur rek ngay mën a doon loolu nag dañ ko bàyyi mu jàll société civile bi parti politique yeeg chef religieux yépp bàyyi na ñu violer constitution Sénégal kenn amul droit de créer un parti sur une base ethnique loolu la boo ko defee pouvoir ethnique nga fiy def te moo fi am pouvoir ethnique dictature jërëjëf loolu rek moo fi nekk nag nekkatul un sujet tabou loolu moo nekk Sénégal jërëjëf Baba Diaw kon nag maa ngi jéggalu honorable quoi ma di la soutenir nag vraiment kontaan naa ci sa taxawaay exemple mag nga ci jeunesse su Sénégal Baba Diaw Dalifort membre comme directeur du PDS merci Parti démocratique sénégalais honorable bismillah lan mooy sa tontu ci ñaar ñooñu waaw jërëjëf Mamadou Diop jërëjëf Baba jërëjëf itam Amath xaar ma ñambaas ci bi Pape Malick Diaw ci Facebook bi moom nee na est-ce que le Front National de Révolution envisage des discussions en vue d'un candidat consensuel si l'honorable député serait postulant est-ce que si l'honorable député serait postulant xaar ma reprendre ndax man xam nga samay njàngum tubaab na dafa soriwul daanaka ñun waa Tamba ba ñu duggee école yàggul nee na est-ce que le FNR envisage des discussions en vue d'un candidat consensuel et si l'honorable député serait candidat nu mu tudd moom nu mu tudd mi ngi tudd Pape Malick Diaw la tudd Pape Malick Thiaw Diaw faraw ma Diaw xoor d'accord fu mu ne moom Pape Malick na xaw ma fu mu nekk nag dafa bind rek ci Facebook bi bon d'accord baax na waaw kon maa ngi leen di gërëm ñoom ñëpp laaj bu njëkk bi mooy est-ce que combat bi dañu koy continuer waaw maanaam waaw combat bi kooku Mamadou Diop Italie maa ngi koy nuyu sama turandoo di ko gërëm di ko sant combat bi dañu koy wéyal xam nga mas naa fee bind ci presse bi ba ñoom ñu dal ci sama kaw ŋàññi yu am doole ma ne leen combat bi du dakk li feeg li ñuy xeex jógewu fi parce que li ñuy xeex mooy lan fexe ba wote tegu ci yoon delluwaat tegu ci yoon Sénégal parce que wote dafa tegu ci yoon Sénégal ñaar fukki at ak juróom léegi ñu teggi yoon woowee jaarale ko ci ñàll wi nun nag dañoo bëgg wote dellu siwaat ci yoon ay ponk yu leer sart yu leer nit ñi wote bu dal wote bu ànd ak jàmm bu bët setee ku nekk doxi say soxla réew mi nekk ci jàmm ak salaam loolu la ñu bëgg noonu waaye nii nga xam ne ñoom ni ñu ko koy doxale day loolu du jur jàmm waxtaan wax dëgg ca la xeex boobu nag ma ne la noo ngi ci duñu ko arrêté bu nu demee ba 2019 ci diggante bi su fekkente ne yàlla def na maa ngi koy ñaan man toujours ci émission yi yàlla xiir leen ci ñu delloo si seen xel bu fekkee loolu am na ba lépp tegu ci yoon alhamdulilah bu fekkee dem na nag ba noo yegg ca te delloo siwuñu seen xel nga xam ne kon foqati élection moo leen di dese bu boobaa itam nag ñu xam ne moom loolu laa leen doon wax su ngeen foqatee élection bi du ngeen. quels sont vos moyens de lutte honorable ñeneen naa ñu xeex quels sont vos moyens de lutte. mais mooy li ñuy def. Amath mooy li ñuy def wàcc ci mbedd mi bu ñu sànnee grenade xale yi sànni ay xeer lu nu am jël xam nga wax naa leen ko waxati leen ko bu fekkente ne image bi Sénégal wane talaata keroog wanewaat na ko wanewaat ko te moom faalewu ko alhamdulilah ñu dem amul benn problème xam nga dictature amoon na ca Zaïre dictature Mobutu dictateur la woon dëgg la apartheid amoon na Afrique du Sud dictature amoon na feneen ak feneen dictature peuple yi dañuy jóg màbbal ko dégg nga wax man bëgguma nu yegg foofu waaye bu fekkente ne dañ faa war a yegg attention kon combat bi day continuer du arrêté amul benn werante même bu ne gañe naa du gouverner réew mi ci jàmm ak salaam parce que nit ñi dinañ bañ bon li ci tegu mooy lan
est-ce qu'il est possible d'aller à des élections dans les conditions actuelles loolu Mamadou laaj na ko. waaw waaw dina jafe de moom dina jafe lool dem ci élection normale ci conditions yi day dina jafe léegi nag moom mooy seet parce que moo ko war a organiser te daf ko war a organiser ci nit ñi wote ci seen tey bakkan ci jàmm ak salaam loolu waru garam la moom su ko deful nag responsabilité am la lu foofu laa yem Baba Diaw Dalifort maanaam sitting yi waaw nun de xam naa ne dinañu def évaluation bi début semaine bi après dinañ jàppaat date waaye yaakaar naa date ba du war a sori te xam naa ne comme ni ma leen ko doon waxee léegi maanaam tàggatu xam nga booy tàggatu doo mën a départ rek oto sax bu du départ daw 100 à l'heure wala 200 à l'heure oto buy départ ay 10 20 30 40 ba keroog ngay am yegg vitesse bi nga bëgg fii itam noonu la rek en tout cas fasunu yéene taxaw moom li nu fas yéene daal mooy saa yu ne rek nu delloo buum ca booy ba lu nu am jël li ci des nag kooku ba ci wàllu parti ethnique ak yooyu évidemment question la boo xam ne waxtaane ko dafa tiis ci Sénégal mais quand même APR jàpp naa ne ku mel ni Mbaye Ndiaye joué na ci rôle bu am solo biñ koy taxawal Mbaye Ndiaye quand même du alpulaar xaw ma mooy jaamu alpulaar xaw ma mooy sangu alpulaar bon Alioune Badara Cissé bokk na ci ñi créé nu mu tuddati APR gaw ma ne alpulaar la ak yeneen ak yeneen ñeneen ak ñeneen kon mënuma wax loolu li ma mën a wax mooy xëy na mu am ginnaaw bu Macky doone président ba pare mu am dérive boo xam ne xëy na moom soit bàyyiwu ci xel wala moo ko encouragé loolu moom mënuma ci wax dara mais quand même mënuñu wax ne APR quand même dafa nekk parti ethnique ak yu mel noonu fi ma fiy jeexali ci côté boobu mooy fii ci Sénégal loolu du fi am mënu fee am ku ko jéem a amal yow yaay sànku waaye Sénégal du sànku loolu daal laa bëgg a wax te dama cee bëgg a wax ko fermement wax ko avec conviction mënta nekk ku gis li xew Fouta ñoo dégg naa mu naan dina am 90% Fouta bu ñu watee 2019 alors que 500,000 personnes nga ngi Fouta suñ leen joxul ñu lekk dañuy dee ma yem foofu alors li ci des kon mooy Pape Malick Diaw moom nee na est-ce que opposition bi duñu jéem a wut benn candidat déedéet bëgguñu benn candidat te duñu wut benn candidat mënoo am maanaam fas wuy gagné course nga ne dama koy teg fee di wuti weneen fas déedéet 2000 diggante 90 honorable allo honorable dafa mel ni honorable nañ ko mayaat tuuti mu dellu si waat xaw na mel ni gisatuñ ko mais dina ñëwaat léegi incha allah alors le temps que ñuy jéem a xool honorable ndax yaa ñuy dégg allo honorable dina ñëwaat nañ jël question bu Baye Ndiaye le temps que honorable di ñëwaat bu ñëwee ñu wax ko Baye Ndiaye yaa ñuy dégg ci téléphone bi. waaw salaamaaleykum. waaleykum salaam Baye fooy woote nii yow. maa ngi Cincinnati Ohio. naka waa Cincinnati Ohio yéen a ngi ci jàmm. waaw ñu ngi sant bu baax nag alhamdulilah na ngeen dafa yitte yi. ñu ngi sant bu baax alhamdulilah Baye. maa ngi ci jàmm foofu. waaw ça va très bien nag. à quel honneur. ah. yow la kan. man la Amath Diouf. oh Amath sëñ Amath na nga def ça va bien. sant bu wér alhamdulilah sant bu baax a baax a baax. alhamdulilah vraiment ñoo ngi rafetlu émission bi. jërëjëf. di leen doole encouragé di leen doole jaajëfal. man mii jërëjëf. te di leen xamal ni cant ak ngërëm ñeel na leen. merci beaucoup jërëjëf. dama gis ñu lancé kii bi vraiment invitation Modou Diop Decroix bi. dëgg la. c'est ma première fois ma participer ci nag. am na solo. mais vraiment li ngeen di def am na solo te lii dafa war kenn comme ci man di doon ci ñun. c'est un engagement citoyen patriotique et individuel. dëgg la.
parce que kenn ku ci nekk amul lu dul sa réew te ni mu ko baaxoo di waxee moom yàlla du yàgg mukk ba yàlla sol ay dàllam wàcc suuf ni def ni bu fekkee dafay dugg bu fekkee moom mooy dugg nga jël ko bu fekkee non du moom gaa ndax moom foofu nga nekk foofu lay duggee duñ ko may parce que xëy na batterie moo déchargé mu war a kii waat mais xam naa léegi mu dugg si waat incha allah mais boo yàkkamtiwul tee ligne bi bu ñëwee fekk la fa incha allah le temps que waaw ba am na solo am benn problème maa ngi ci d'accord tee ligne bi le temps que ñu xool Ibrahima Pouy moom depuis Sénégal ci Facebook bi Ibrahima Pouy ndax yaa ngi dégg Ibrahima mi ngi ñëw mi ngi ci yoon bi alors xam naa dafa am benn problème technique bu ndaw c'est au niveau de Dakar ak l'honorable député Mamadou Diop Decroix xëy na mi ngi parce que génn na ci conférence call bi ñu xaarandi tuuti rek mu ñëwaat bu ñëwee incha allah ñu àggaleeg moom waxtaan bi ci diggante boobu ñu jël Ibrahima Pouy moom daal di nay raccroché alors di wax rek mbokk yi nii incha allah samedi bu nekk nii la ñu fas yéenee def fas yéene waxtaan nag ñi nga xam ne ni ñoo nekk ci langue politique gi ngir préparer élection présidentielle yi di ñëw encore une fois de plus ma leen di xamal ni parce que yàgg nañ may reproché que ni généralement da ngay jël ñi nga xam ne ñoom ci kujje gi doo jël ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci nu mu tudd régime bi dama leen di invité lu bare mais ñaare du ñu bëgg di ñëw kon ñu xaarandi le temps que honorable député di dellu si waat kan moo nekk ci ba tey ligne bi asalaamaaleykum mbokk mi ci téléphone bi 804 allo. allo man la Cheikh Niang. Cheikh Niang baalu ba jàmm nga. maa ngi sant bu baax man maa ngi nekk Richmond Virginia. maa nekk donc le représentant le responsable de And Jëf PADS fii ci États-Unis. na ngeen defoo ci Richmond Virginia. waaw. mais na ngeen defoo ci Richmond Virginia mbaa liggéey baa ngi jàppandi foofu. waaw mi ngi jàppandi ñu ngi sant bu baax a baax alhamdulilah. mbaa la politique bi mbaa yéen a ngi ci kawam tamit yéen a ngi sensibiliser gars yi ñu seen carte bu ñëw ñu dem jëli ko waajal élection yi wala. waaw ñu ngi ci bu baax ñu ngi ci yëngu fii ci réew mi ñu ngi yëngu itam ci suñuy mbokk suñuy jegeñaale ci biir Sénégal. maanaam nag ngeen di yëngatoo ci biir Sénégal te ngeen nekk Virginia fi. waaw ak yomb sax. ci naka. xam nga ñu mosuñu ñàkk lëkkaloo ak suñuy askan ak suñuy mbokk. ci jàmm ak salaam ak lépp dañoo mës a taqaloo ak suñu askan suñuy mbokk suñuy jegeñaale. fii la ñuy toog am nañ suñuy groupe de famille. di wax ak ñoom ci suñuy groupe de famille. ak di leen téléphoné direct. di leen sant di leen jox ay jumtuwaay yoo xam ne ci leen war a mën a yëngu ci liggéey bi loolu yëpp dañ koy def. waaw baax a baax. wàllu politique bi nag. wàllum politique bi tax may wax. ci wàllum politique bi dañ leen di woo xamal leen carrément ci lu wér ne Sénégal moom nekk na alal dafa nekk su fekkoon dafa sang doomi Sénégal ñu bari dootuñu soxlaa wuti feneen leneen xanaa wuti xam-xam waaye wuti liggéey koom ko defati. waaw mais yow nga xam naka ngay nekk Amérique bu ko gën a xam ku nekk Sénégal yow tamit ndax loolu moom. waaye juddoo Sénégal màgg Sénégal. waaw dund fa 40 ans ñëw Amérique rek dafa tax ñu ba fàtte sunum réew. déet mbaa du fàtte sax mais maanaam dund ñoom li ñuy dund maanaam au jour le jour au quotidien comme moo wax yow waru leen koo gën a mën a xam ñoom bu fekkee nii. waa déedéet du caagi ñu gën a xam ñoom ñu koy dund nan koy dunde day àdd ci ñun xam nga lu tax. sa mbokk mu sonn. waaw dan lay woo te duñ ko tànqamlu. sa mbokk mu am soxla daf lay woo te doo ko tànqamlu. kon maanaam bërëb yi nga xam ne ci leen war a mën a natt coono Sénégal dafa bari. ñun demuñu rek maanaam li ñuy wax picc nga ca kaw waaye xel naa ngi ci suuf mooy li nga xam ne mooy ñun. demuñu rek fàtte suñu askan déedéet amul benn dërëm bu ñuy lekk amul benn dërëm bu ñuy lekk te bokkuñu ko suñu askan. maanaam njariñu suñu askan moo nu tax a wuti waaye du caaginu rek dem sànq ji déedéet. loolu moo tax nag ci ni nga xam ne mooy lëkkaloo suñu askan ñu mën di natt bu baax coono yi nga xam ne mooy xew di daal ci seen kaw. waaw foofu laay waxee waaye caaginu
du caaginu maa leen ko gën a xam nañu ko te ñoom ni ñu ko xamee day àddu ci man ma koy xamee noonu may tamit. kon foofu laa wax yéen a ngi waajal élection yi mbaa yéen a koy préparé bu carte yi ñëwee di ngeen jëli seen carte dem vote ji ak ku leen mën a jàppale nag. man sama jëmmi bopp Mamadou Diop Decroix laay jàpp. incha allah mais Diop Decroix yaakaar ne bokk na ci élection yi ba wala bokk na ci élection yi. xam nga élection su fekkee da ngaa am maanaam koo xam ne moom mooy sa njiit. itam. du caaginu yow am xar nga rek moo xam da nga caa nekk. dafa am loo xam ne. da nga koo gis ci moom mu doy la ba tax nga nangu mu jiite la. nangu googu mu tax mu jiite la nag mooy tax nga am yéene moom it mu foog bokk ci ñi nga xam ne ñoo war a jiite réew mi. yéene jooju nag waaw xam nga loolu dama koy jëfe man dama koy jëfe di ko doxe di ko waxe du caaginu nag moom la jàppagum comme décision mais man dinaa ko jëmmal ci sama biir kër ci samay mbokk samay xarit dinaa ko yaatal. yow de xëy na su fekkee bu des waatee loolu mooy nekk sama laaj bu njëkk parce que yaakaaruñu woon ni xanaa bu ñu laaj ko ba xam. honorable député. nga yaakaaru leen ne. déet mi ngi nii moom kay moom mi ngi nii kay honorable député ngi nii honorable député c'est la. mel na ni dellu si naa de. dellu si na kay. waaw léegi dafa am lu bees sa ginnaaw de honorable. Amath yaa ngi may dégg. maa lay dégg bu baax kay dafa am lu bees sa ginnaaw de. ma ne mel na ni dellu si naa laa wax. yaa ngi ci biir a biir kay. yaa ngi ci biir a biir kay. waaw xaaral ma seet ba xam. ñu ngi lay dégg de. kat seen yëpp moom. ñu ngi lay dégg de. allo. ñu ngi lay dégg de ñun. waaw yaa ngi may dégg. baax kay. waaw waxal ma seet ba xam. man ñu ngi lay dégg bu baax ndax yow yaa ngi ñuy dégg bu baax. man moom dégguma bu baax. waaw ayca waaw waxal rek ma góorgóorlu. nee na dégguñu bu baax de waaye nañu góorgóorlu dafa am lu bees sa ginnaaw ndax kenn ku lay jàppale fii ci Amérique. nee na daal nga ne. dafa am ku fi nekk fii ci Amérique. waaw. nee na dafa bëgg yow lay jàppale. waaw. sëñ bi noo tuddati sax sëñ Niang. man maa ngi tudd Cheikh Ibrahima Niang. Cheikh Ibrahima Niang ca Richmond Virginia nee na. da ngaa war a samp sa ndënd ci élection présidentielle yi ndax di nga samp sa ndënd ci élection présidentielle yi. waaw xam nga fi mu ne retiré na nu mu tuddati. retiré nañu fiche yi nga xam ne moom la loi bi wax pour parrainage. retiré nañ ko fi mu ne altine la ñuy démarrer suñu campagne de parrainage. kon candidat nga. ndax damay doon candidat wala duma doon candidat kooku parti bi moo koy décider. dinañu convoqué congrès ci mois d'octobre. honorable yaa ngi may dégg Amath. déet xaaral honorable. waaw. honorable bu ñu naxante ku nekkagul candidat kay lu muy wutee parrainage kay ku wut nekk candidat moo koy wut. déedéet xam nga nun suñu parti ni muy doxee dafa wuute ak parti yu bari na ñuy doxee. parti bi mooy wax nu nuy demee ci élection présidentielle. congrès parti mooy daje wax ko. bu congrès ba ñëwee nag te fekk nun defuñu suñuy parrainage ba matal. xam nga kon congrès bi dañ naan yéen da ngeen nu doon nax. parce que xam ngeen ne comme parti bi moo naan waaw wala déet matukaay yi ngeen war a jël pour buñ parti bi ne waaw ngeen dem da ngeen ko war a jël. moo tax nun dinañu matal suñuy parrainage bëgg nañu ci juróom-ñaar fukki junni suñu ci amee lu ëpp dina baax ci lan moom la ñuy wut. bu nu demee ca congrès ba nag dinañ leen bu ngeen décider ne danoo war a dem ci élection présidentielle ak candidat boo xam ne ci ànd jëf lay bokk de loolu su amee pare nañu parce que am nañu sunu parrainage. bu fekkee ne parti bi dane déedéet nun dañoo war a ànd ak ñeneen ñu def coalition bu boobaa itam parrainage yooyu nu dajaloo ñu sotti ko foofa rek kenn ku ne indi sa wàll noonu lañ ko gisee nun acca Mbaye Ndiaye amoon na question pour yow moom tamit ngi woote fii ci Amérique Mbaye Ndiaye honorable député ngi nii allo Mbaye
kon Mbaye dafa mel ni dégguñu waaw honorable député xam naa ne nga déggatoo bu baax parce que léegi yaa ngi te waxtu bi ñu mayoon sax daal dinay dab xëy na wax nañu ci lu bari. loo xam ne waaw dama doon wax ci affaire candidature boobu sawaay doon wax. ne na ñëpp ànd def benn candidat. waaw xam nga dama la wax ne la. loolu baaxut wutuñu ko te it bëgguñu ko. ma ne boo amee sa fasu naaru góor boo xam ne saa yu demee. ci course ba jël grand prix. doo ko teg fële di dem di jël. fas wa ca des. waaw mu ngoog. dama wax ne diggante 99 ak 2000. waxtaane woon nañu lu mel noonu. man dama bokkoon ci ne bu nu wut benn candidat nanu wut candidat yu bari kenn ku ne feesal sa ndab. bu kenn feesalee sa ndab. ki nga xam ne moo yor réew mi. te naru la a teg affaire bi ci yoon. te nar a utiliser appareil d'état bi. du am 50%. su amul 50% day ñàkk élection wax naa la léegi ba nga xamee ne dem nañ 2e tour Abdou Diouf amoon 40%. Djibo am 7%. ñu dem 2e tour mu te soppiku. léegi 2012 bi c'est pas toujours évident honorable au Mali voisin. waaw ma ne dégg ma rek waaw xaaral xam nga loolu dañ ko def 2000. waaye 2012 lu ñu def. Macky 2012 dafa taxawoon. Benno Siggil Sénégal ak Moustapha Niasse dafa taxawoon. Benno ak Tanor dafa taxawoon. Idi 2012 dafa taxawoon ak ñeneen. loolu moo tax. ku nekk feesal ndabam looloo tax Abdoulaye amul woon majorité fii itam bu nu fexee ba am ay pôle yu fort a fort kenn ku ne feesal sa ndab bu boobaa Macky Sall du mën a jàll loolu la ñuy wax noonu. waaw dama ni loolu c'est pas toujours évident le Mali voisin jox nañu l'exemple IBK dem na 2e tour. Mali Sénégal du benn de Amath Mali Sénégal du benn bu ko waxati bokkut de. déet ma ne xam nga Mali dañu am dictature Mali dafa doxal dictature 2 décennies mbaa lu ko ëpp. waaw mais actuellement ñu ngi ci démocratie on parle en termes de démocratie. waaw déedéet le Mali est en guerre. le Mali est en guerre attention Mali ak Sénégal bokkul bu leen koy boole. te Mali dafa am régime de dictature militaire. 1968 ba 1991. Deuxièmement même, Modibo Keïta, qui était un progressiste, un anticolonialiste et tout, mais du côté de la démocratie aussi, il n'y avait pas le pluralisme au Mali. D'accord. Yooyu yëpp nag bu nu ko fàtte ba pare nag ci fi mu ne nii Mali dafa nekk un pays en guerre qui est occupé et cetera. Alors donc bu ñu ko boolee. ñun daal li ñu jàpp mooy. li ñu jàpp mooy bu candidat yi bare ñu am ay coalition yu am maanaa yu am doole. effectivement premier tour kenn du jàll. incha allah alors Macky du jàll boobu premier tour. du jàll baax na alors Mbaye Ndiaye ndax yaa ñuy dégg lan moo doon sa question Mbaye Ndiaye. Baye Ndiaye Baye mi ngi woon ci ligne bi sànq. alors kon Diop Mamadou yow lan nga doon laajte waat ñu ñëw nag sa nga daaneel ak honorable député Modou Diop Courteau ndax waxtu bi ñu mayoon matale nañ ko. waaw di kontaan ci honorable mais dama am benn question est-ce que ñoom opposition bi. Amady yaa ngi dégg. ñu ngi dégg bu baax. est-ce que ñoom opposition bi am nañu benn programme commun boo xam ne suñu yàlla may jël pouvoir bi ndax dañ ko mën a dérouler quoi. parce que dama gis ne ñun dañu am problème boo xamante ne mooy système bi parce que président de la République du Sénégal dafa am doole il a tous les pouvoirs. di def lu ko neex. est-ce que ñoom ils sont prêts pour changer système bi. am nañ programme commun boo xam ne ils sont prêts pour changer ce système là au cas bu ñu demee au pouvoir quoi. parce que bëgguñu à tout moment bu ñu amee am alternance rek delluwaat ginnaaw quoi vraiment. acca nañu xool xaaral ñu jël parce que foog ñu libéré honorable député nañu jël Ibrahima Mboup seet ndax moom lan lay laaj Ibrahima Mboup ñu lay nuyu. nuyu nañ la Mboup. asalaamaaleykum. waaleykum salaam foo ñëwee nii Ibrahima. waa ñu ngi lay di nuyu bu baax di la ziar. yéen mbokki fan. man Ibrahima Mboup man maay le responsable de la formation ci parti bi Andi Jëf PADS.
bu nekk fan Sénégal wala fan. non maa ngi Sénégal AJ/PADS. waaw maa ngi Sénégal waaw. baax na yow yan kàddu maa ngi Dakar. yan kàddu gu ci bëggoon rotol nii léegi. maa ngi sàngal. waaw man nag damaa jël émission bi en cours parce que damaa yéex a connecté wu damaa génn. waaw kon ma dugg nii rek jël ko en cours doon nuyu. waaw déglu rek. waaw da nga doon nuyu sa responsable rek quoi. waaw dama doon nuyu honorable di leen nuyu yéen tamit di leen sant bu baax a baax. ñu ngi lay fay ci liggéey bi di taaxeeru nag ba xam ndax damaa génnoon nag damaa sori woon lool bay soog a yegsi. soo connecté wu nag bëggoon waaw xam naa après bu ñu paree dinañ ko posté waat di ngeen ko mën a déglu boo demee ci enquête 221.com incha allah di nga ko fa fekk podcast bi di nga ko mën a dégluwaat foofu. incha allah jërëjëf. Ibrahima Pouye salaamaaleykum lan mooy sa question pour l'honorable député Ibrahima Pouye. waaw d'accord maa ngi lay nuyu d'abord Amath Diouf di nuyu képp kon yaa ngi déglu. maa ngi lay fay. waaw di saluer l'honorable député monsieur Mamadou Diop Decroix. D'ailleurs question bi ma ko bëggoon posé sax am na kenn koo xam ne daanaka jaar na ci man li ma doon laajte rek mooy est-ce que moom candidat lay doon. te yaakaar naa boobu leeral nañ ko ci ba wax nañ ko ci ba mu jox ci tegtal leeralam. ñaareel bi mooy mu wax ñu man dama koy laaj base politique am moom Mamadou Diop Decroix. fan la base politique am nekk ak ban département wala commune wala région lay militer ak fan la mos a gagné élection bi wax ñu ko. mu wax la ko. le deuxième point est que mooy damaa jàpp ne opposition Sénégal dafa war a nekk une force de proposition. c'est-à-dire. de sortie de crise tey dama gis ne ñaxtu la ñuy dëkkee lu ci bari. tey lu mel ni kaw parrainage bi. dafa am 4 raisons. d'un choix bi tax parrainage bi war a mën a gën a tax ñun ñu gën a xam ne. république lañ nekk. mooy rationaliser les candidatures. mettre fin à la discrimination entre les candidats. Éviter un désordre institutionnel. Inscrire dans l'air du temps. c'est-à-dire lan mooy désordre institutionnel et s'inscrire dans l'air du temps lan nga bëgg wax foofu. non xam nga tey boo xoolee élection législative yi weesu. li fi nekkoon ci ay candidats demoon nañ ba mot 47. waaw liste. tey boo xoolee suñu institution yi damaa jàpp ne tey. lépp lu jëm ci code électoral bi nga xamante ne tey jii bu fekkonte ne saytu woon nañ ko laataa ñu yegsi ci législative yu weesu. teg benn système boo xam ne war na mën a permettre tey ku ci nekk boo bëggee nekk candidat ñu tegale benn condition bii tax. dinañ mën a teg affaire yi ci yoon donc tey bu 47 institution 47 liste amee ci élection législative rek. damay jàpp ne institution bi dafa am désordre bu ci am tey désordre boobu nga xam ne am na. defar ko bokk ni tax parrainage bi am solo. ndax la preuve. parrainage bi dina permettre tey képp koo xam ne yaa ngi laaj baatu askan réew mi. di nga jege njaboot population bi. ils seront forcés de faire des porte à porte à la recherche de signature. dinañ forcé dem di waxtaan ak askan wi waxtaan ak nit ñi laa dinañ mën a xam ñoom ban position lañ nekk ci réew mi. et je vous fais un rappel nous sommes au moins de 6,5 millions électeurs au Sénégal inscrits pour plus de 300 et quelques mille partis. Il y a un problème opposition bi dañu jéem a xool seen biir ni ñuy waxtaanee ba wut un chef de l'opposition d'abord ce qui est un combat démocratique et politique pour eux mais ñoom tey dañuy rejeter. Le fait que ñu leen di proposer pour le chef de l'opposition dañ koy def. soxla wuñ ko. ñaxtu luñ fi defee dama jàpp ne tey jii ak lépp lu ñu munti proposer. mosuma dégg opposition Sénégal jël benn proposition ba nga teg nañ ko ci table bi loo xam ne day servir Sénégal wala mu di servir askan wi ñu ne lii de dañ ko teg ci table pour laajte ndax lii buñ ko yokkoon ci li nga xam ne moom la ñuy doxalee réew mi mën na sotti donc dañuy opposé wu. am na yu bëri yoo xam ne waaw dama déglu Diop Decroix mu wax naan. waaw. mu joxe ay calcul mathématique. politique que ne bu ñu defee nii mën nañu empêcher kii bañ a nekk président bu ñu defee lii man je me suis posé la question kon ñoom ils passent tout leur temps à faire des calculs politiques pour bloquer et débloquer des candidats ou bien essayer d'être dans le jeu et le système politique mais ils n'ont jamais fait des calculs de développement politique de développement pour pouvoir sortir le Sénégal ci crise politique bi mu nekkee. Ibrahima Pouye am na solo dégg nañ sa kàddu li ci des kay dama bëgg nga dencal ma ko parce que samedi prochain am naa un débat te dama bëggoon yow ak Patrice Sané ngeen teewal fi l'APR si ça bu fekkee demuloo pour wuti ay parrainage te nga am connexion bu doy. waaw d'abord gis nga man côté boobu damay daaneel rek
man je suis un militant de l'Alliance pour la République. loolu kay xam nañ ko. mais boo xoolee samay comportement par rapport ak réseaux sociaux yi des fois dañuy poser la question est-ce que man je suis un militant de l'APR. waaw non parce waxuma que la man je suis d'abord un citoyen sénégalais un républicain. non je t'invite à un Ibrahima loolu nga wax seetlu naa ko mais je t'invite à un débat. bëggoon yow ak Patrice Sané ngeen teewal fii le camp présidentiel mais fii loolu on a le temps d'ici samedi prochain léegi dañuy bàyyi honorable député mu tontu ci interpellation yi nga ko interpellé honorable député ndax dégg nga Ibrahima Pouye responsable APR Grand Yoff. waa dégg naa ci lu xaw a sakkande bon kii bi son bi kiiwul trop waaye defe naa dégg naa li ci ëpp solo. defe naa jëkk naa laaj man fan mooy sama base ak yooyu. avant loolu nee na opposition bi yéen doo leen nekk opposition boo xam ne da ngeen di proposer contestation ngeen gën a def ko proposition lan nga njëkk tontu ci loolu. waaw mais xam nga opposition nekku fi pour di proposer. waaw lu tax ndax opposition dafa proposer. ñi toog tey ci nguur gi proposer. peuple bi daal di tànn ñi toog tey ci nguur gi seeni proposition. daal ne yéen ñii kat yéen lañu tànn kon kay ñañu tànn nañ doxal seeni proposition opposition kay mënu fee nekk di proposer ndax ñele ñoom gañe nañu nañ doxal seeni proposition opposition li mu far a nekk mooy critiquer li mu jàpp ne doxul ci yorin loolu la ñuy def léegi nag candidat bu ne boo dee laaj réew mi war ngaa mën a teg programme ni ci lii laa woo réew mi xam nga ñoom dañoo defoon yoonu yokkute waaye yoonu yokkute ba ñu ko taxaw janvier février 2013 Macky Sall taxaw na digg ba ci Gundara Kane ne yoonu yokkute du programme fekk na waxoon naa ko man ca novembre mu taxaw ne wax na yoonu yokkute du programme daal di dugal beneen stratégie nationale de développement économique et social SNDS ñu dawal ay weer mu ne du programme daal di indi nu mu tuddati plan Sénégal émergent l'idée fi am ci histoire bon mooy premier élément deuxièmement dama jiite ànd jëf PADS 2012 ma jóge ci parti boo xam ne dafa xar am ay problème am candidat boo xam ne dafa perte élection présidentielle ma dem sur ma propre liste aux élections législatives gagné député kooku ku amul parti mënut a am loolu parce que campagne ma parce que yoruma woon xaalis en plus ndax man sàccuma ay milliards dégg nga wax ji man damaa sàccut ay milliards bon kon nag waaye dem naa député nekk naa député alors li ci des defe naa ne loolu la terminé maanaam Sénégal daal opposition bi dañoo war a di def ay proposition kooku tontu naa ci. sa base politique nee na fan mooy sa base politique yow ban élection nga mos a. waaw base politique man je suis un dirigeant national. man Thiès laa dëkk département Thiès waaye je suis un dirigeant national mi ngi mel ni nga naan Ablaye Wade fan moo doon base politique am Ablaye Wade Kébémer la dëkkoon waaye féppay base politique am Abdou Diouf Louga la dëkkoon waaye féppay base politique am Senghor Joal la dëkkoon waaye féppay base politique am man je suis un dirigeant national. mais nee na aussi vous passez tout votre temps à faire des calculs pour défaire et faire des présidents est-ce que loolu aussi. waaw calcul nag moom mooy li tubaab di wax stratégie defe naa ne. waaw kuy dem kay ci xeex da ngay am stratégie gisoo làmb ja sax gars yi dañuy am stratégie ñu boo amul stratégie kat soxlawul ngay dem naan da ngay xeexi waaw loolu kay lépp ci la. non nee na dafa dégg ngeen def ay calcul naan bu kii amee 100% kon président. le président yi du dem deuxième tour te bu demul deuxième tour bu ñu fees leen seen ndab yëpp bu ñu dajaloo daal di koy daaneel kon dafa ñun daal yéen ku fal rek ngeen jëm ko fa xatal mu daanu. je crois que li ëpp solo foofu mooy question bi defe naa Mamadou Diop moo dellu siwaat poser problème est-ce qu'il y a un programme commun. oui voilà kooku je crois que c'est une question fondamentale maanaam ñoom li rey gaa ñi fi jëlee woon Ablaye Wade li leen rey mooy. benn point la ñu amoon au programme Wade dégage ah waaw Wade ba mu dégagé nag gars yi xoolante waaw ne waaw léegi kon lu des dara desut puisque programme ba réglé na Wade dégage la woon Wade dem na ñoom d'accord ñu woon ci benn point puisque waxtaanu ñu ci woon donc opposition bi ñi mën a ànd war nañu waxtaan ci ay base programmatique amul benn warante nun suñu parti day bu nu demee nun rek ak ñay ànd ak nun am nañu programme amul benn problème
boo demee ci internet Google nga tapé Mamadou Diop Decroix dugal vision pour un nouveau programme alternatif di nga gis suñu vision ci internet bon mais intérêt wu waxtaan moom loolu mu wax mooy man dama jàpp ne parce que wax na système il faut que le système soit abattu système bi fu ne lañu war a jël semmiñ gor ko mu daanu parce que nekk fi buur nekk fi buur mi lu la neex def c'est la constitution Macky Sall mën naa dem keneen ñëw yées Macky Sall si le système ne change pas ma wax leen ko lu leer. waaw mais loolu changer système bi man dama wax nañu convoquer une assemblée constituante ñi ko war a séq ko sénégalais yi les forces vives de la nation ñu jël le temps qu'il faut rédiger defar ay accords politiques fondamentaux suñu paree woo constitutionnaliste yi na leen na ngeen ko codifier mu doon constitution constitutionnaliste rôle am comme Ismaïla Madior Fall c'est pas d'écrire des constitutions c'est de codifier des accords politiques entre les forces vives de la nation. waaw mais loolu yëpp déggoon nañu ko fii honorable député avant 2000 ñëpp ñëwoon nañu si député yi nañ leen di fal raw gàddu gi dégg naa la nga wax ko ci démb ca foofu ci 2STV ñu bëri rawul nañu raw gàddu pouvoir exorbitant président bi wax nañu ko maanaam système bi moom ñëpp d'accord nañu ni foog ñu jëlee ko fi wante ku la ko digit bu ñëwee xam ni nguuru dafa neex Abdoulaye Wade def nañu ko Macky Sall def nañu ko te nee nañ nag ku ndëmin rey sa maam foo gisee lu ñuul nga daw lan moo tax ñu war a gëm ni keneen dina ñëw pour génne fi système bi ndax ñaari ñu ko dig yëpp dañoo ñëw war xam nga loolu xam nga la réponse elle réside dans la mobilisation populaire et la volonté populaire maanaam ngëm d'abord xam nga quand même nit ki bu amul wolof dane tubaab kéwél du tëb doom jëbët te bu fekkee yow boo demee di wuti soxna ci barab sàngam dañ naan ku ko jur dañuy seet démbam ak bërki démbam soog a xam tey mais fii duñ ko def nañu seet leader yi seen démb ak seen bërki démb suñ ko defee dinañu mën a tànn quand même nañu bàyyi loolu ay voilà ku fi ñëw nangam déedéet am na ñu fi jaaroon démb ak bërki démb am lu ñu fi bàyyi am nu ñu mel nañu seet ci loolu mais fii defuñu ko xam nga fii lu ñuy seet laqarti ji ay milliards dégg nga maam soo ñëwee wut ay oto yu rëy te bari ay gars yi topp la naan yow et cetera boo toogee doo régler dara Macky Sall looloo ko dal Abdoulaye dafa amoon vision ba muy gagné élection amuloon dërëm c'est vrai que régler na problème yu bari ci Sénégal mais am na ay défauts dans sa gouvernance donc loolu ña àndoon ak Abdoulaye Wade xam nañu défaut yooyu xam nañu faiblesse yi xam nañu insuffisance yi Abdou Diouf jaar na fi xam nañu défaut yi xam nañu insuffisance yi suñu falee ay patriote ñoo xam ne réew mi moo leen tax di jëf man xam nga man quand même man nit ñi mën nañ maa bañ a woteel mën naa bañ a doon candidat mais kenn mënut a werante ne Mamadou Diop Sénégal a tax muy yëngu ba fi Senghor nekkee dëgg fi góor mokk leen bu kenn yëngu damaa yëngu bala ma ca fekk ma ca Abdoulaye Wade ba mu fi yoree ñun ñu ne politiciens yi de kuy dox kuy yëngu sa poche a tax Abdoulaye teg na ma fi fukki at ak ñaar kenn mënul ne Mamadou Diop yàq na kees sàngam demal laaj ma journaliste yi ba ma nekkee ministre de la communication laaj ma commerçant yi ba ma nekkee ministre du commerce te du man rek am na ñeneen ñoo xam ne ñoom la ñu mel fii ci réew mi waaye duñ leen seet. seen kii bi seen bi la ñu jox lii. honorable député dañuy daal di ñëw xam naa nag ndax temps bi fu mu toll nii dab nañu waxtu nga ñu mayoon waxtu boobu jeexal nañu ko Baye Ndiaye saako woon naa la mais déggoo ma woon pour poser sa question. waaw. Amar na ngeen. waaw xanaa nga gaawal ko rek Baye Ndiaye ndax dañu demee rek honorable député aussi. waaw bari naa yitte nag de fii mu ne nii moom. waaw l'honorable député man Sall depuis Cincinnati Ohio maa ngi delloo rafetlu kàddu yeeg yëpp xamante ne xawma vraiment question je suis militant de ànd jëf PADS tout juste li may am rek bu ma dee tontu mooy wax ni fan mooy base am yaakaar naa koo xamante ne bi depuis 1968 à nos jours sa lignée bi nga yor wàcciloo ko benn yoon ci sa cohérence ak ci sa fidélité
yaakaar naa ne ko kenn dootu ko natt. waaw loolu bàyyi ñu ngi lay daal di jaajëfee nañ ko bàyyi xam naa militant am nga mais aussi loolu tot na ko pare te dañ ko war a libéré nañ ko bàyyi nag ndax mu dem ci ñeneen ñi yitte ñu ngi jaajëfee ñu nekk ci ligne bi yëpp bari nañu ñoom jàlloo ñeneen a ngi ci ligne bi mais malheureusement da ngeen yéex a dugg si mu amoon benn coupure bu ndaw ci diggante bi honorable dañuy daal di jéggalu parce que aussi y avait des problèmes techniques même au début ak ci diggante bi xam naa dañuy jéem a xool rek une prochaine fois parce que gars yi ñu ngi lay bëgg interpeller quand même mais temps bi tànc nañ ñu di la bàyyi rek nga tàggoog mbokk yi ñu jéem a seet nag kañ ngeen di xaar rendez-vous pour waxtaan wu gën a yaatu boo xam ne di nga jot nag am jot ñu jël question yëpp lan ngay tàggatoog mbokk yi lan ngay teg ci suñu loxo ci réew mi tey jii ëllëg gi parce que ñu ci bëri am nañ njàqare ñu ci bëri jaaxle nañu ndax mun nga dalal suñu xel ni maanaam comme lu xale yi di wax bal du tàkk lépp dara du yëngu lépp dana sedd lépp dana jaar yoon incha allahu rabbi honorable nag moo ca dégg ñun jërëjëf Amath maa ngi lay gërëm di la sant ci li nga ma dalal maa ngi gërëm itam di sant ñi nuy doon déglu yëpp di nu seetaan defe naa yu mel nii baax na man saa yoo ma woowee su ma ko teelee yëg dinaa organiser wu. bu ko defee yow macha allah honorable ay at a ngi nii. avant voilà bu ko bi saa yu ma la woowee nga wuyu si ma loolu moom vraiment naa la ci gërëm di la ci sant oyof na wàcce nga sa bopp xeeboo sénégalais ku la woo nga waxtaan nag moom loolu moom danaa ko seede ñëpp xam nañ ni Khalifa Sall laa àndal waaye yow moom vraiment sa parcours man daf ma jooyloo sa oyof te vraiment dëgg gisuma ko ci beneen bopp sénégalais yàlla na suñu borom taxaw na jërëjëf Amath alors léegi itam am na loo wax léegi nga ne tudd nga fi Khalifa parce que bu ma sañoon itam waxtaan wi ñu tudd ci Khalifa ak Karim Wade loolu itam bokk na ci problème mu Sénégal ba tax na laaj bi nga ma laaj ne ma daal ndax yaakaar naa ne am naa yaakaar ci ne élection bi dinañ ko def ci yoon def ci jàmm ak salaam lépp dal nga ne ndax ñu bari jàq nañu man mii nag dama bokk ci ñi jàq dama caa bokk dama bokk ci ñi jàq moo tax ay la yéwén bu ma sañoon ne la ci jàmm ak salaam lay am waaye day mënuma koo wax nag xanaa kay nu ñaan yàlla xiir ñépp ci ñu delloo mbir mi ci ponk ak sart ya nga xam ne ca la ñu jaar ñaar fukki at ak juróom yàlla dimbalinu ba nu wëy ci sart yooyee te bañ a dugal loo xam ne kii danaan maa koy def ndax maa yor doole ji ñi ci def ne ko doo ko def ndax ànduñu ci loolu daal moom laa ci mën a tënk di gërëm ñëpp di sant ñëpp yaakaar naa it nag ne sénégalais ak Sénégal am na ressource yi mu laaj ci nit ñi boobaak léegi day saa yu réew mi masaan dem ba nit ñi jàq xaw a perdre confiance toujours ñaare dina am lu xew ba tax ñëpp delloo siwaat xel yi ñu mën a juboowaat joxante loxo loolu de daanaa ko gis man na noo am yaakaar ci ne xëy na loolee daan xew dina xewaat waaye itam nag sabab lu it da ciy baax mu ngoog jërëjëf honorable député Modou Diop Decroix dina ñaanal yàlla mu sàmm la suturaal la li ngeen di bëgg ci suñu Sénégal bi suñu borom yàlla na ko ma matale jërëjëf honorable merci beaucoup mbokk yi ñu leen gërëm di leen tàggu leen def rendez-vous samedi prochain incha allah sama page Facebook encore on va se retrouver pour un débat cette fois-ci jéem a woo ñaar ci kujje gi jéem a woo ñaar ci ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci nguur gi ñu jël li nga xam ne moom mooy les questions de l'actualité waxtaan ci kàttanu borom bi bu fekkee aussi actualité am invité boobaa ñu doon invité rek gërëm leen sant ñaanal leen yàlla dafa sant mais di leen jox rendez-vous incha allah samedi prochain mu nekkoon seen xarit seen doomu nday Amath Diouf fii ci Houston Texas jërë ngeen jëf